dal leen ak jàmm ñi njort ni ñoo doon xeex ci mbedd mi ci affaire Ousmane Sonko bi ñu bëri ci ñoom yóbbu nañ leen ci Ndungu Siin naataango yi ñoo wax li nu mel Ndungu Siin mooy prison li waral li nu mel dañoo njort ni ñoom ñoo indi violence yi xew altine ji sama naataango ne kan moo def li nu mel Libération ne parquet procureur dafa bi dossier criminel loolu la visé ndaxte nee na participation mouvement insurrectionnel dégradation bien appartenant à l'État yàqati ay bien yoo xamante ni daanaka nguur moo ko yor indi ay violence xeex ay policiers yi loolu lañ def journal Les Échos yokk li nu mel sama naataango ne dossier bi confié nañ ko doyen des juges yi moom mooy enquête xool ku nekk lan moo def ci li nu mel daanaka instruction la ñu sama naataango ne kii di maître Dior Diagne mer na nag ñu bëri ñi wax ci moom ndaxte am na ñoo xamante dañoo ne moo maître Dior Diagne moo doon protéger kii di Adji Sarr mi accusé Ousmane Sonko de viol sama naataango ne maître Dior Diagne nee na loolu du dëgg ko nee na man musuma ko def nañ waxan dëgg léegi nag dana porter plainte ngir ñu leeral fi beneen accusation boo xamante ni daanaka kii di Guy Marius Sagna porté na ko ci police bi nekk ci centrale mooy que am na ay torture yoo xamante ni def nañ ko ci xale yi ñu jot a arrêté ci commissariat bu Dakar def li nu mel jël ay courant de masse ay nit loolu la policiers yi def ci commissariat Dakar loolu la Guy Marius Sagna wax ci journal L'As sama naataango yokk nii loolu doy na war ay pratiques yoo xamante ni foofu jàppoon nañ ñi fàtte nañ ko ci mim réew sama naataango ne loolu la ñu wax de looloo am de journal L'Observateur jël xale moom wax ni ci Adji Sarr ne mais yéen Adji Sarr ana mo bi mu accusé Ousmane Sonko ba léegi nee na mes na menten kenn gisutu ko daanaka kenn gisu ko El Hadj Diouf mi avocat bi moom la ñuy gis waaw moom Adji Sarr ana mo nañu xam dëgg Adji Sarr nañu wax fan la ne journal bi ne Adji Sarr de mi ngi kuulam mi ngi ci mim réew kuulam jàpp jaamuram kenn gisutu ko sama naataango ne Adji Sarr daanaka elle est en lieu sûr ñu garder ko sama naataango bi journal L'As jox parole nag société civile bi xam nga dossier Ousmane Sonko nañ teg bal à terre nañ wàññi wax ji ndaxte ku nekk mi ngi ràccale yóbbu ko boram ñu xam ne dëgg am na intoxication am na ay démenti wax ji nañ ko teg ci suuf xaar justice wax ci àllkali ji loolu la ñuy xaar yëf yi na sedd su ko boobaa ñu xam daal kan moo tooñ wala kan moo tooñul journal L'As ne waaw lan moo tax ci affaire boobu parquet bi procureur visé X lu tax visé wul directement Ousmane Sonko sama naataango ne boo mooyul de X boobu de Ousmane Sonko lañ ko visé sama naataango journal L'As boobu mu wax li nu mel ndaxte ku nekk dégg na Ousmane Sonko ne nañ seen militant nañ registré kon mun na njort ni moom loolu mun na ko dugal ci dossier boobule su boobaa dina am ñaari procédure benn spécialiste droit wax ni leader Pastef boo mooyul dinañ ko woo ci ñaari procédures yi doyen des juges na ko woo ci procédure viol bi naka noonu itam dina ko woo ci procédure boo xamante ni daanaka appel à l'insurrection ndax ay génn leen ñu résister manifester loolu bu fekkee ni loolu am na sama naataango ne bu fekkee ni loolu am na article 80 la ñuy invoqué waaw dañu ne yow Ousmane Sonko bi nga waxee dimanche gi ne nañ résister doo nangu dem buñ la woowee bu fekkee ni dinewuñu sa malaanu kiiraay yow da nga bëggoon gars yi jóg léegi nag expliqué ñu loolu fekkee ni loolu am na moom mooyul moom tamit dañ koy dugal ci dossier manifestant yi naataango loolu la Sud Quotidien jël xalimam ne loolu am na waaye Ousmane Sonko ne ñu waxante dëgg diggante moom ak Macky Sall du tey ku nekk xam na Ousmane Sonko depuis bi mu nekkee inspecteur daanaka foofu la amee problème ak Macky Sall bi mu commencé di opposé wu ñu ràjjee ko acte 1 ñu dem ba tey yi Ousmane Sonko affirmé wu nekk daanaka 3e ci élection yi ñu gën tey yi nekk personnalité boo xamante ni personnalité du premier plan bi kii di président Macky Sall bi mu dugalee mburu mi ci saw mi moom ak Idriss Seck tey yi nag daanaka opposition direct moom ak Ousmane Sonko looloo waral li ni mel ma naataango bi journal Le Quotidien ne nu manta mel dañu xam di dëgg mu toll nii diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko mortal combat léegi kay lett ma wala firima dossier bi dina leerale te conséquence politique dina am te kenn kese mooy yëg ci ñaari bërikat kenn kese keneen ki dañ koy puudar teg ci suuf waaw loolu dina am ndaxte bu fekkee nii Ousmane Sonko génn ci mbir yi kii di Macky Sall fii lay jaar bu pare ak pouvoir ndaxte opinion bi dina ko wéet comprendre bu fekkee nii kon Ousmane Sonko reconnaître nañ ko coupable fii lay jaar politique am fii lay jaar tabbigéey mu toll nii looloo am sama naataango yi waxat nag ci Covid 19 bi boo xamante ni ñi bëri fàtte nañ sama naataango ne jarul fàtte ndaxte ku nekk xam na Covid 19 mu def Sénégal démb itam faagagal na fukki nit ak benn 11 personnes décédé te fu mu toll nii mi ngi continuer sama naataango bi journaliste ne daanaka couvre-feu bi gisuma njëriñam amul effet def na 1 mois et plus kenn gisul dara ba léegi ne nii dee di continuer ay cas njëriñ amul ñu xam dëgg
sama naataango ne encore un record terrifiant 462 cas démb en 24 heures sama naataango ne bii de géej nañ ko am de waaye nag amoon nañ ko temps yële léegi mu mat 1 an waaye nag lii moom géej na am lii moom doy na waar professeur Tandaka Ndiaye immunologue bokkoon conférence virtuelle bi OMS def ne fu mu toll nii nañ góorgóorlu de mu bañ a amandi troisième ba nañ góorgóorlu ndaxte variant britannique ñu ngi ñëw kenn xamul nag fu ñuy jóge ñu ngi ñëw nañ góorgóorlu am kon vaccin bi kese moo ñuy jàppale ñu bañ a am li nu mel. journal L'Observateur ne léegi nag stratégie de vaccination Sénégal bi mooy vacciner au moins 90% de la cible priorité d'ici fin 2021 cible prioritaire bi daanaka ñoo xamante ni dañoo am comorbidité ay mag ñi wala ñoo xamante ni mun nañ am problème bu fekkee ni mbas mi jàpp na leen 90% balaa 2021 ñu góorgóorlu vacciner leen nga waxati nag ci ñi yor VIH daanaka sida ak coronavirus waaw ndaxte ku nekk xam na VIH bu la jàppee maara day taali day rey say défense yëpp daanaka say soldat yëpp da koy rey bàyyi la nii comme ça futti la bàyyi la su ko boobaa coronavirus bi ñëwee rentré rek mujje moo tax dañoo ragal waaw la peur d'une seconde infection loolu la journal L'Observateur xëy wax waaye nag yàlla baax na bu fekkee ni suivre nañ correctement traitement VIH bi respecter les mesures barrières yàlla mun nañu ci muccal journal Enquête wax nag fu mu toll ni impérieux vaccin bi Sénégal nag vaccin chinois bi ak britannique bi la jël ñu laaj nag sama naataango lan moo tax Sénégal préféré vaccin yooyu te moo ne de ku nekk xam na vaccin yooyu du ñoom ñooy top niveau yi lan moo waral li nu mel lan moo tax jëluñu ay BioNTech Pfizer wala Moderna lan moo tax jëluñu yooyu ñooy high level yi sama naataango ne problème de conservation ku nekk xam na suñu réew yi moom daanaka lu ci yàlla xam doy na naka noonu itam conservation conditions de conservation loolu mooy problème bi looloo tax ñu préféré vaccin chinois bi boo xamante ni daanaka conservation moo yomb waaye nag nu mu mënta mel vaccination bi moom foog ñu def buñ ko deful moom xamuñu fu ñu jëm. ñu jeexal ak di sport journal record wax nag ci tournoi U17 bi UFOA Mali Sénégal bu 16h jotee sama naataango ne derby la su Sénégal góorgóorlee tuuti suñu lionceaux yi kon mun nañ jël coupe bi sama naataango bi di journaliste Stade Quotidien ne yëf yi dina métti diggante kon malien ak sénégalais te kenn du may keneen ki dara ngir jël kon titre bi jërë ngeen suba si bokk na ca nag campagne vaccination kon lu ñeel wàllum fièvre jaune bu daal di tàmbali kon foofee ca Tambacounda lu kon toll ci juróom-benn junni ak ñeent fukk ak ñaari nit kon ñoo fas yéene kon daal di vacciné wu gouverneur u Tambacounda moom jot na dose am ni ki démb liggéeykat ya nekk ca Brioche Dorée ñoo daal di mer ba futu di ñaawlu kon na lañ leen téye kon foofee ca bérébu liggéeykaay bi daal di jot kar bi baaraamu tuuma seen ay patron ne nag dafa am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ci diggante ñoom ak libanais yi waaye tamit xokkatal bu leen direction générale bi di dundloo bés bu ne ci xibaaru tàggat yaram football ak final tournoi UFOA zone A kon lu jëm nag ci wàllum jongante bi tey ji ci ngoon lay doon ca Thiès Sénégal dana laale ak Mali bu ñeenti waxtu jotee bés bu njëkk bu phase bu groupe bu Ligue des champions africaine Teungueth FC di laaleek Tunis Espérance de Tunis kon bu benn waxtu jotee lay doon yéen kay xëy tey dinañ ci ànd ak Mouhamed Ali Mouba Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi yéen a ba Seydou Ba. di leen dalal jàmm ci xibaaru suba si fii ci rajo Futur Média doore ko gouverneur bu Tambacounda mi daal di jot doosam di ki démb ñu daal di koy ñàkk ci feebar bi di fièvre jaune lu toll kon ci juróom-benni téeméer ak ñeent fukk ak ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti nit kon ñoo nar a daal di ñàkku fii ci suñu réew daanaka campagne bi daan tàmbale nañ ko niki démb gouverneur bi di Oumar Mamadou Baldé ne nag faw ñu daal di joxe exemple ngir ñi nga xamante ni dañoo am xel ñaar ci vaccin boobile ñu mën ko faxas ci seen bopp ñu déglu ko ci micro Moussa Oumar Gueye. que vacciner peut-être tubaab daf koy wax la pédagogie parce que mënuma toog pendant 2 semaines di woo nit ñi di dajale ay réunion di leen ne nañu vacciner man mii ma bañ a joxe exemple. Donc c'est à titre pédagogique et ensuite xam naa ne loolu tàmm na am ay réticence xaw ma ni ñu koy waxee ci wolof wax naa sous-préfet yi ak préfet yi nañu jàppalante ak autorités médicales yi
ñu mun a wax ak suñu mbokk yi gis ngeen li may dégg yenn saa yi mënul ñàkk que ci période bi ñu nekk ak réseaux sociaux nit bu bëggul sax réussite programme jéem a taqal programme bi waaye wax naa ko ci réunion bi lu mel ni son excellence monsieur le président de la république lu mel ni monsieur le ministre de la santé lu mel ni gouverneur lu mel ni médecin chef de région est-ce que xel mun na jàpp benn bés que ñooñu dinañu yëkkati programme de vaccination pour faagaagal doomu Sénégal loolu xel mënu ko nangu donc nit ñi nañu jàpp ne que vaccination bi c'est pour sauver les enfants ak prémunir leen à vie de cette fièvre jaune qui peut être mortelle jërëjëf. gannaaw fièvre jaune bi jàpp leen ne ñàkk bi ñii rek daal di indi fii ci suñu réew di xeex lu jëm ci wàllum coronavirus daanaka tàmbaleegul ci suñu réew waaye nag ña ngay waajal jot kon dose yu njëkk yi loolu nag nekk la war a mën a saafara lu jëm nag ci coronavirus na mu amee doole jamono ji suñu réew ci Afrique ak ci àdduna bi yépp loolu nag moom mooy gis-gisu professeur Tandakha Ndiaye Dièye xelam màcc lool ci wàllum vaccin yi ni mel ne nag vaccin Covid bi dong moo war a mën a daal di saafara jafe-jafe yi ñu déglu ko. ñàkk moom ñëpp xam nañ dafay aar koo laaj rek xam nañ ñàkk dafay aar kon nag bii benn doomu jàngoro bu ñëw bees la boo xamante ni ñàkk moo koy aar loolu moom foog ñu wax ko nit ñi mënuñ ci dawal kon nag comme daf ko aar te borom xam-xam yi dañoo lëkkaloo ba ci diir bu gàtt mooy at. génn fi vaccin boo xamee vaccin yu mucc ayib boo xamante ni vraiment am nañ ci yaakaar yaakaar nag dafa am dañu wax dëgg na wax dëgg wax dëgg yaakaar la dañuy yaakaar ni buñ ko ñàkkoo danañu mën a aar nit ñi parce que ñi faatu bari nañu te gis nañu lii moo ci mën a génne kon moo tax ma ni ma yaakaar ni vaccin lu am solo la te am nañ ci yaakaar bari te adduna bi boo gisee adduna bi daw na ji wuti leen xam nga nag bu ñëpp demee wuti ji sëgg xam nga far bu ñëpp demee wuti ji sëgg for dafay jafe gis nga sax léegi ñu ngi wax vaccin mais ñun ñi Sénégal xam nga ni amuñu doole boo xamante ni yeneen dëkk moom am nañ ko donc ñun wóoruñu sax ñun daañu mën a jot li nga xamante ni moom moo méngóog ñu li ñu bëgg xaw ma wurus la xaw ma jamaa la waaye de xam naa jot ci dana jafe loolu xam nga daal la xel ñëpp waaw parce que effet secondaire xam nga yow même sa doom boo ko yóbboon ñàkk ko tey jii xale bi na toog ñaari fan di jooy xam nga foofu mu am tuuti fièvre maanaam di ñàkk noonu sa température yéeg tuuti yooyu ak day am daal ay manifestations yoo xamante ni daf koy ànd ak moom mais yooyu dañ la koy wax nag ci kooku amul ñàkk bu ànd ak moom waaye boo gisee ñax yi effet secondaire yu grave yi nga xamante ni day andi ay convulsion wala muy andi ay choc anaphylactique yooyu maanaam ay choc yooyu moom mooy yi nga xamante ni mooy moo tax dañ lay laaj yow moo tax sax ñu namm ñun bu amee kuy vacciné wu nga dem ci ñu vaccination bi waa ñi liggéey ci mbirum santé ñoo ko. professeur Tandakha Ndiaye Dièye da doon bokk ni ki démb ci ab forum bi nga xamante ni ci wàllum internet lañ ko doon jaarale ñeel wàllum vaccin yi comité consultatif bi ñu rek daal di tëral fii ci Sénégal ngir daal di xool lu jëm ci wàllum vaccin yi ni mel ñoo ko doon amal lëkkaloo ci ak dalab jëriñ ñu dénk wàllum pàcc mi coronavirus xam ngeen ne démb kon lim gi daanaka jege na juróomi téeméeri cas waaye foofee ca Cambérène itamit cas yi ña ngay tàmbali kon di bari bu ñu sukkandikoo ci médecin chef district bi Cheikh Sadibou Diop lay wuyoo nee na nag lu toll ci ñeent fukki cas la ñu nemmeeku foofee ca Cambérène ba feebar bi tàmbali bi nigi ni ñu déglu ko ci micro Oumar Mbow. xayma nañu ni fii mu nekk nii Cambérène amoon na lu motagum ñeent fukki cas li si gën a ëpp mu ngi nekk si Cambérène 1 si fukki quartier ak juróom yi am biir Cambérène quartier bu nekk am na mbas bi si fa te benn cas bu fa am rek ñun dañu am tiitange ndaxte benn cas rek day wàll cas yu bari si biir Cambérène donc ba léegi ñu ngi koy essayer contenir moo tax ñuy gën a sawar di def sensibilisation bi di waxtaan ak waa chef de quartier yi di waxtaan ak imam yi di waxtaan ak képp koo xamee ni mu ngi si biir gox bi pour que vraiment cas yi ñu gën ko limité. ñi si ñàkk seen bakkan xaw nañu bari mais mënuñ estimer guñ ko xamaguñu ñaata la si mais seetlu nañu ni bés bu nekk en tout cas am na koo xamee ni gaañu na si mbas mi.
lu jëm ba léegi ci wàllu mbas mi ak daal di rek moytandiku lépp lu jëm nag ci wàllante bi rawatina ci fa ñuy rek yóbbu mbalit bi tax waa UCG ñoom nag dañoo daal di soppi doxalin daal di indi nag ay jumtukaay yu xarala bokk na ci la ñu duppee ñoom nee nañ filet de protection ngir rek daal di aar lu jëm ci wàllu mbalit mi moo tax nag léegi fa ñuy dugal li jëm nag ci mbalit bi ñi am feebaru coronavirus bokkul ak fa ñuy dugal yeneen mbalit yi ci loolu nag ñu déglu ci coordonnateur national bu UCG di Mass Thiam nga woon ca Kaolack ngir daal di gën a ñoŋal lu jëm nag ca nañuy daal di seetale capitale régionale bi di Kaolack ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. ñun UCG bi mu tàmbalee li ñu njëkk a def mooy teg suñu filet de sécurité ci décharge yi parce que mbalit mi yëpp foofu lay teer te sénégalais yi nga xam ne dañuy liggéey ci décharge yi suñu jigéen suñu yaay suñuy baay ak suñu rak ñooñu aussi war nañ leen jox kiiraay ndax ñoom ci suñu koñ yi la ñu dëkk donc ñun suñu filet de sécurité foofu lañ ko njëkk a teg après remonté ko aussi ci agent de propreté yi ñi nga xam ne ñooy for mbalit yi wala nekk ci auto mbalit yi di leen jox ay gants di ko renouveler ay masques même ay chaussures de sécurité ak yooyu pour ñu mën a fàggandiku daal donc macha allah noo ngi sant yàlla bu baax ci loolu dem nañu sax lu gën a sori loolu ndax dem nañ ba mbedd mi ñu def ay équipes yoo xam ne dañuy distribuer gel hydroalcoolique ci marché yi ak endroit yi nga xam ne day recevoir du public loolu yëpp pour participer ci effort national de lutte contre la Covid même bu fekkee ni ñun loolu du suñu responsabilité am nañ ci cër te képp kuy sénégalais aussi am nga ci cër. 8h jot na ba teg fukki simili ci studio Eva Mbaye. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu wax lu ñeel mbirum suuf ak Mbour 4 extension foofee nag amatina ay nit ñu teg loxo mooy président collectif bi ak kataftal ca moom di vice président bi ñoom ci jamono ji nag ñu ngi ceeb garde à vue ci gendarmerie bu Njiit ñoom lañ leen di toppee nag mooy daal di def lotissement bu tegut ci yoon na daal di kon dog ay suuf tamit ci lu ñu tegut ci yoon waaye tamit fa ñu waroon def case des tout petits ba ñu dem dugg fa ci li nga xamante ne amuñu ci rek ndogal descos nag ma nga woon ca terrain ba niki démb Cheikh Anta Diop. lu jëm ci wàllu coowal suuf li nekk fii ci Mbourkat ñu ngi wéy ba léegi di teg loxo ñi nga xamante ni ñoom la ñu njort ni ñoo doon jaay suuf si tey jii de teg nañu loxo ki nga xamante ne moom mooy Jules Diémé jiite collectif des populations de Mbourkat ak ki nga xamante ne moom moo topp ci moom di Amadou Dia ba jamono yi nag ñu ngi ci garde à vue ci gendarmerie bu Ngent ñu ngi leen di toppee ne nag dañoo def ay lotissement yu jaarul ci yoon ci forêt classée bu Mbourkat doon dagg ay terrain di ko jaay ñoom sax kilifa yi nekk ci Descos àndoon nañu ki nga xamante ne moom mooy Jules Diémé ci bërëb bi ngir laaj ak tontu ak wanale lotissement yi nga xamante ne def nañu ko fa te jaarul yoon Jules Diémé moom taxaw fi mu taxaw. xanaa kay duñ numéro lii xam nga lii numéro téléphone la. kon ñun duñ dem fële duñ dem numéro te fële duñ bàyyi fële ba lépp. piqué yi kan ma ko fa def fii. xaw ma ko lii ay numéro téléphone la ñun defuñu yii te duñ mës a def yii. ñi kay seen terrain la ñu def. waaw ñun ñoo ñëw def seen terrain mais du collectif bi. non c'est pas le collectif. yow yaa doon recensé. man la préfet waxoon naa recensé. ñaata parcelle nga recensé. ñaata parcelle. 2000 lépp maanaam lépp 2500 la. 2500 parcelles moom lay at bu ñu jógee fii. moom laa koy wan fu mu yem. gis nga. directeur Descos bi nag xamal leen ne dañoo gis ñu samp ay piquet dagg ko ba am ñoo xamante ne dañ leen koo jaay te tegul ci yoon te loolu yoon da koy tere jamono yi nag daanaka l'enquête bi mi ngi woy ba léegi lu toll ci juróom-ñaari nit nag teg nañ leen loxo ñaar nag ñi ngi ci garde à vue di Amadou Dia ak Jules Diémé fii ci gendarmerie bu Ngent ñu yaakaar ne fii ak altine daañu leen jàllale ci maison d'arrêt et de correction bu Thiès RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop ci gendarmerie bu Ngent kon dañu daal di nekk bu ñu ñëwaatee fii ci Ndakaaru lu toll ci ñaar fukki ndaw ñu tegoon loxo altine gi ñu jàll gannaaw manifestation yamoon ñeel mbirum Ousmane Sonko ñoom nag placé nañ leen su mandat de dépôt kon lañ leen di toppee bokk na ci nag daal di lëkkaloo ngir daal di def ay mouvement ñu tegut ci yoon waaye def itamit ay ñaawteef daal di amal ay gaañu yenn ci ay policier wala gendarme yi doon def seen liggéey daal di taal ay béréb ci lu ñu tegut ci yoon waaye tamit daal di yàq lenn ci ay moomelu askan wi seen avocat lañ ciy déglu di maître Abdoulaye Tall Fama Ndione jokku na ak moom. waaw dañ leen toppee maanaam association de malfaiteurs maanaam kuréel pour def ñaawteef toppee leen ni dañoo lakk toppee leen ni également dañoo yëkkati fitna maanaam dañoo yëkkati fitna maanaam incitation à l'excès boo paree ñu ne dañoo yàq ñi nga xam ni ay alalu jàmbur lañu ma ne loolu yëpp bi ñu leen toppee ñoom ñëpp daanaka ñu nekk ñaar fukki doomu aadama ñoom ñëpp nee nañ lànk nañ ko ba tëdd ci suuf te effectivement loolu
loolu lañ yëg loolu lañ gis te effectivement gisuñu loo xamante ni leneen luy firndeel ni ñoom bokk nañ ci ñuy yàq wala bokk nañ ci ñu taal. par contre man ñu ngi dégg nag ci médias yi ñuy taxaw naan Mouhamed Ndoye nee na nangam wax na lii alors que ñun bañ xoolee dossier bi du ma mën a wax li ne ci biir waaye xool gis nañu daal li ñuy wax ci médias yi bokkul la wuute na ak loolu li nga xam ne moom lañ gis ci dossier bi. mais maître li ñuy toppee sa clients yi dafa xaw a takku ragaloo ñu dem chambre criminelle am déet. xaw ma fu ñuy dem jamono jii ñu ngi ci phase enquête nit ki nag mën naa jàpp bu enquête bi door ñu toppee ko lu rëy ñu dem ba sa biir ne duñ gis dara dans ce cas dañuy obligé bàyyi leen ñun ñëpp te man sama xel dal na enquête bi dina wane ni ñoom duñ ci dara enquête bi dina wane ni ñoom c'est des véritables responsables c'est des citoyens sénégalais enquête bi dina wane ni également amul ñu beneen élément buy wane ni ñoom def nañ lii wala def nañ laa moo tax ñun confiant nañ incha allah balaa enquête bi jeex am nañ yaakaar ni ñoom ñëpp dinañ delluwaat ci seen njaboot. dañoo am lu ñu monté découragé militants yi ñëpp Sénégalais yëpp xam nañ ko dañuy jéem a découragé militants parce que fii mais ku xam parce que xam ne militants yi am ay militants ordinaires c'est des gens qui sont debout qui sont déterminés qui sont engagés je pense que bari na tooñ nga xam ne am na ci mbir ñi ñoo fekk ay nit yoo xam te ni defuñu dara toog loolu jàppale seen i leader taxaw ànd ak jàmm nga ñëw provoqué leen indi fa ab jiixi jaaxa. leen kenn ci ñañu tegoon loxo di Pape Niang moom nag gone la maanaam mineur la moo tax placé wuñu ko sous mandat de dépôt waaye ci jamono ji nag mi ngi ci contrôle judiciaire maanaam yoon mi ngi koy teggi gët liggéeykat ya nekk ca Brioche Dorée daal di bokk ci syndicat wu këru liggéeykat bi di syndicat des travailleurs des boulangeries pâtisseries et restaurants du Sénégal ñoom nag la ñuy ñaawlu mooy nañu rek daal di amee xaj ñaar foofee ca Brioche Dorée ndaxte direction bi daa am ñoo xamante ni dañoo féete kaw ñeneen ñi nag mu leen di nësaxal loolu nag la ñuy rek daal di ñaawlu ne itamit direction bi da leen di daal di xokkatal di menacer ñi nga xamante ñoom ñoo bokk ci biir syndicat yi ne buñ ca génnu dañ leen rek daal di dàkk foofee ca bérébu liggéeyukaay bi Aminata Dienga. yenn ci liggéeykat Brioche Dorée yi ñu ngi ñaawlu anam biñ leen yoree ci kër gi ñoom nee nañ ni ñu yoree doomu sénégalais yi tolloowul ak ni ñu yoree doomu libanais yi Amara Keita di chargé des revendications bu syndicat bi. ñun dañ nekk ci entreprise boo xamante ni entreprise racisme la lu tax ma ne entreprise racisme parce que mënoo fi nekk di liggéey ngay bokkal naar même fonction yéen ñaar ngeen bokk même fonction moom mu ñëw ëpp la salaire mun la fay triple fois loolu yaakaar naa ni racisme la fii ku fi naar boo ñëwee da ngay dégg jàmm da ngay am sa lu baax da ngay am salaire yu baax ñun doomu sénégalais yi nag doomu ndet yu ñuul yi mel ni mérité wuñu pour am. ñoom it ñi ngi ñaawlu ni ñuy dàkkee yenn ci liggéeykat yi nga xamante ni dañoo bëgg a dugg ci syndicat bi li ci gën a doy waar mooy direction bi joxatul waa IPRES seen xaalis. sunu IPRES yi duñ ñu fa verser wala muy tëb ay at duñu fa verser. billaahi wallaahi tallaahi am na ay pa ay maire yu nekk si Brioche Dorée bi ñemewuñu dem retraite ndax la seen IPRES amul dara lu leen fa verser. suñu problème bi institution bi mooy IPM boo xam ne ci lañ bokk ñun ak moom depuis 2009 bi ñuy demee wax IPM pour ñu joxuñu travail mu déclaré foofu IPM mën nañ nangu duñu ko jox ñu jël UC notre grande surprise était que ne moom 614 travailleurs kese la fa déclaré sur 3000 travailleurs alors que 3000 travailleurs yëpp ñu ngi leen dagg 3600 3600. organisation syndicale bu liggéeykat Brioche Dorée yi ñoom ñi ngi jiñ baaraamu tuuma waa inspection du travail nee nañ ñoom ñi le defuñu seen liggéey ni mu leen waree ñoom ñi le sax dañoo mujjee annulé sit-in bu ñu bëggoon amal ci siège u entreprise bi le ndax nee nañ dañoo bëgg a respecté mesures yu ñu teg ngir xeex coronavirus bi. jéem nañu jokkoo nag ak kilifa yi nekk foofee ca Brioche Dorée waaye suñu kon woote antuwut waaye mu ñoom ci seen bopp mën nañu woote saa su leen neex yi dañuy dem ba commune bu Mbane nekk ci département bu Dagana foofee nag daanaka dara amu fa foofee nag dugg fa nekk na jafe-jafe ndox sax bu sell wu ñu mën a naan kon daanaka ñoom amuñu ko doonte sax jege na lool lac de Guiers tax nag askan wi daal di mer ba futu daal di wane itamit seen bopp janoon nañ ak taskatu xibaar yi Mamadou Diagne. mu bokk ci commune yi nga xam ne ñoo gën a rëy ci biir département bu Dagana commune Mbane nekk gox boo xam ne autorités yi dañ ko seetaan bu ñu sukkandikoo ci askan wa fi yeewoo askan woo xam ne lépp ci ñoom ñu ngi yëngatu ci wàllum càmm ak bay te de xam ne ni juguñ ci di jànkoonteel ay jafe-jafe yu jëm ci wàllum yoon yu bon ak jot ci ndox mu sell mi doon tele ñoom ñi lee sore wuñu lac de Guiers bi Pape Mbane Niang moo jiite conseil communal bu Mbane. Mbane bu ñu xoolee yoon yi baaxul booy dem Richard Toll da ngay sonn booy dem Dakar da ngay sonn bon ñi ngi demander à l'état du Sénégal ñu bitumel ñu l'axe Richard Toll Mbane Kër Momar Sarr am nañu problème mu ndox parce que dañoo dëkk ci lac de Guiers dëkk ci xolu lac de Guiers bi mais am problème mu ndox suñu demee dans le Djeri am na zone yi nga xam ne ba léegi nii amaguñu ndox ñi nga xam ne jot nañu am ndox ñu ci ëpp société yi leen gérer
joxe muy ay CO wala yooyu amuñu ndox may xam ne ndox mu am qualité la amuñu ndox en quantité te facture yi nekk nañ facture yoo xam ne facture yu cher lay nekk. ak lu ëpp ñeent fukki junni doomu adama yu yeewoo si téeméer ak fanweeri village askan wi yeewoo si commune Mbane ñi nga xam ne ni ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu jëm si wàllum paj bi ñu sukkandikoo si kii di Pape Mbane Niang moom mi nga xam ne moo jiitee conseil communal bi mi ngi sàkku ñu daal taxawal ab centre de santé si seen gox bi lee. commune de Mbane dafa nekk commune bu yaatu am plus de 196 kilomètres carrés kon nag commune boobu nekkul commune ba nga xam ni commune bu ndaw la kon ñu ni Mbane nekk na commune ba nga xam ne dafa yelloo mu am centre de santé de haut niveau ba nga xam ne tey ku feebar di nga mën a toog fii si biir commune Mbane nga fajo fii ci commune Mbane. askan bi yeewoo fii si biir commune Mbane ñi ngi fàttali njiitum réew mi digge yi nga xam ne amuloon na ko fi digge yoo xam ne bokk na si ñu daal di délocaliser li nga xam ne mooy administration Mbane bi nekk fii si biir commune bu Richard Toll. Mamadou Diagne fii si Mbane ngir rajo Futurs Médias. Mamadou Diagne gërëm la bu baax a baax rajo nag daanaka moom la ñëpp daal di bëgg tàmm ko itamit ngir daal di joti xibaar sénégalais yi ko daal di wax donte sax dañuy duppee kon média sociaux yi ña ngay rek daal di tàmbali di am doole tey nag fukki fan ak ñett ci weeru février la ñuy màggal ci àdduna bi yëpp rajo ci thème kon rajo doxalin gu bees évolution yeeg innovation yi ak nañu mën a rek daal di dugalante pour mu gën a ñoŋ reportage Aminata Ba. waa ji am jëmm sol blouson bu gris teg casquette am yore ay caabi ci loxoom moom ab coursier la dina bu itam turam day déglu ay xibaar ci rajo yi. rajo bi moom lay gën a déglu parce que chaque jour maa ngi sam moto bi di wër di liggéey xamal loolu nag pour nga basé wu ci réseaux sociaux bi da lay sonal mieux fa ko yow nga capté sa rajo moo gën a accessible moo gën a économique parce que su dee réseaux sociaux yi di nga utiliser ay connexion. lu ni mel itam la Bachir di def ñu fekk mu toog ci buntu këram ci Médina rue 15 angle 6 moom nag mu jàpp ni rajo mooy jumtuwaay bi gën ngir rek am ay xibaar yu wóor. Le meilleur moyen d'information que moi je connais c'est la radio. yoon yi ñu gën a jàpp ne moom la ñu mën a amee ay xibaar moom mooy rajo ak télé léeg-léeg nag information yi dinay faral di daw ci réseaux sociaux yi mu doon nag lu ñu njort ne doonu xibaar bi gën moo tax dañuy gëm ne rajo bi moom moo gën a wóor. C'est plus la radio que les réseaux sociaux. ak xarale yu yees yi fu ñu tollu jamono ji ñaax ñi réseaux sociaux la ñu ëpp li ñuy jëfandikoo. man réseaux sociaux yi nag laay suivre tamit actualité si am yëpp koo dem rek yaa ngi sa connexion xam li xew si réew yëpp. ce n'est que les réseaux sociaux. man aw ma jotu déglu rajo daanaka ci réseaux sociaux yi rek laay jëlee ay xibaar ci sama machine jàpp naa ne foofu am na ay xibaar yu mucc ayib. fukki fan ak ñett ci weeru février bi nekk bés bi ñu jagleel rajo ci àdduna bi yépp presse en ligne bi daal di laal bile jumtuwaay waaye loolu taxul rajo jóg fi mu nekkoon. xibaaru tàggat yaram gannaaw ba 8h jotee ba teg ñaar fukki simili ak benn ñu ànd ceeg Malal Junior Diagne. jàngeen jëf ñu doore tàggat yaram gi samedi gi jongante africain yi ak tournoi de l'UFOA daanu amal final gi ca Thiès ci ngoonub tey gi ne Sénégal moo ca laale ak waa Mali. Sénégal nag bu ñu sukkandiku seen entraîneur Malick Daaf ne final des koy suwee des cay amab ndam ndax loola yi ndewoo nanu ko ci même réew di Sénégal ndam ci wàllu football des ko am itam ca diggante te Espérance bu Tunis ak waa Teungueth FC loola bokk na ci Ligue des champions africaine ñoom danañ ko football kon ci samedi gi benn waxtu ci digg bëccëg la match bay door Youssouf Dabo entraîneur bu Teungueth FC am na njàngat lu mu def ci naka la war a sóobo ci jongante tey bi ñu déglu Youssouf Dabo. La vérité sort toujours du terrain. Le football c'est le sport où les favoris ne gagnent pas toujours. football moom du nekkul rek ni da nga war a nekk favori rek mooy tax nga gagné terrain bi mooy joxe verdict yi ñun nag compétition bi dañ koy soog a gis bees lañu ci kenn xaarunu te amuñu ci lenn luñ teg suñu kaw loo xam ne bu ñu ko defulee mën nañu dóoru yatam wala lu mel noonu dañu ñëw di jàng dañuy daal di nag def fulla ak fayda ci li ñuy def. amuñu temps ba ñoon seetaan ay Espérance Tunis ak yooyu dañu football suñu championnat ngir foofa tam ñoom fa taxawaay bu jekk te mën a jekk bu nekk si fii léegi yegg si nañu léegi li des mooy fukk ñoom fukk ak bañ lañu ñu tam fukk ak bañ lañu ñu taxaw suñu plan de jeu te wane fulla ak fayda si liggéey bi ñu jàkkaarloog ñoom dëgg la Espérance équipe bu mag la waaye football moom ñu ñàkk ay njuumte kon ñun faw ñu seet itam njuumte yooyu ñu ñuy def ba pëttaxlu ca yoxosu leen am ca benn poñ mbaa nu am ñetti poñ ñibbi Sénégal foofu bu ñu fa ñëwee nag beneen jongante lay doon. ci wàllub compétition africaine ba léegi jàpp leen ni Jaraaf moom dina jouer bés ni dimanche dafa dem foofa ca Harare ca Zimbabwe laale ak waa Platinum loola mu nga jëm ci wàllu coupe de la confédération africaine nekk ni coupe CAF
Ligue 1 Sénégal daanu sóobu si juróom-ñaareelu journée championnat bi nee nañu ci samedi tey gi AS Pikine moo caalaaleeg waa SNEPS Excellence dimanche moom Njàmbur Jàmbaar noo dee suwe Stade de Mbour dalal waa Mbour Petite Côte ñaari tali dafa dem Déni Biram Ndaw fas yéene fekk foofee Génération Foot. Ligue 2 itam daanu soobu seen juróom-ñaareel bi journée Demba Diop FC moo dee laale ak waa Kër Madior la ca des ne des ko tëgg bés ni dimanche. nu jeexal ak wàllu basketball daanu soobu seen juróom-benneel bi journée ne sa jigéen ña waa ville de Dakar noonu day suy ak waa équipe bu Saint-Louis basket club Sandark bu Ndakaaru ak waa UCAD ca góor ña Wakam mooy laale ak waa Louga basket ISEC ak waa Sibac AS Thiès ak waa université Gaston Berger bopp moom dafa laale ak waa DUC la des ci jongante yi ci góor ñi ak ci jigéen ñi des koy yeggali bés ñi dibeer jàngeen jëf loola mooy li gënoon fës ci xabaar yi ñu yendu jàmm. di la gërëm bu baax a baax Malal Junior Diagne. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. Sengam Opalia